waaw waa Sénégal tey ñu ñëwaat fii Jokkul Kaw benn rawante gaal bu mag am fi benn ragat muy rawante gaal tey cosaan lépp dina génn lépp dina génn rawante gaal baa ngi nii nag gis ngeen ramassé nañ leen autorité yaa ngi taxaw ma den def sama benn grand nag fi ñuy wax du ñang salaamaaleykum. maaleykum salaam. waa Doudou rawante bi ñan ñooy départ tey. waaw rawante bi ni muy départ suuta yi la ñu wax ne ñoom ñoo jëkk a départ bon après 15 yi ñoom ñoo si topp après 9 mètres yi ñoom ñoo si topp après ñu door a indi 25 yi ñu dem. waaw noonu lay dem. mais ñenaax ñan ñoo ñëw Doudou. fi mu nekk nii am nañu ay invité ñun dañu organisé woon pour dëkk bi kese mais dañu am ay invité yoo xamante ne bii dañu ñëw ñu demee ne que waa Bargny suñuy naatangoo la ñu ñëw nañu waa Yaraax ñëw nañu waa Petit Mbaaw ñëw nañu pour jàppale ñu si bés bi. mais ku jël trophée bi looy am. bon dañu ne 25 yi dinañ am trophée coupe bu mag mu ñu teg suuta yi ku raw di nga am télévision deuxième bi tam di nga am télévision léegi ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo si topp muy 15 yi après xaalis lañ leen di jox. xaalis lañ leen di jox affaire bi naa paie jàmm ngeen di woote. waaw bon jàmm la ñuy woote bëgg suñu dëkk mel ni dëkk yi nga xamante ne bi dañ leen di tudd si wàllu pêche ndax ñun dañ nekk ñoo xamante ne bi ay pêcheurs vrai lañu te du neex ñuy dégg si yeneen dëkk yi ñuy développé si pêche ñun développé wuñu si pêche léegi fi mu nekk nii li am mooy yaa ngi gis mbëkk maa ngi xew leneen a ngi xew dañ bëgg a développé suñu dëkk ba la ñu desee as néew si ay jeunes ñu toog si dëkk bi liggéey gëm seen bopp liggéey loolu moo tax ñu organiser lii pour boole fédéré fédération yëpp ñu nekk benn loolu tax ñu organiser rawante bi. mais Doudou rawante bi kan moo ko représenté maanaam ku ko créé. bon rawante bi maanaam pêcheurs yi pêcheur mareyeur man mii wax bu ma taxawee di wax si wax tous les pêcheurs laa wax di tëngee Jokkul Kaw à Thiawlène yaa ngi dégg kenn desu fi benn pêcheur desu fi bàyyi ñu kenn pêcheurs yëpp la ñu organiser affaire bi waaw su ko defee ñu foo ree suñu paree nag suñu message bi ñu bëgg a jàllale muy ñi nga xamante ne bii ñooy ay autorité nekk fi war a jàppale nit ñi ñu jàppale pêche bi comme ni ko yeneen autorités yi nekk si yeneen i dëkk di ñu jàppale suñu pêche su Tëngéej avancé loolu moo ñu tax a jóg moo tax ñu organiser rawante waaw. mais Doudou dama fi gis ay gilet sauvetage. waaw bon gilet sauvetage dafa baax parce que gilet dafa lay dimbali gilet day dimbali ku mu manti doon si géej parce que gilet mooy sauvetage gilet de sauvetage la ñu wax bon dañu bëgg gilet yi gars yi di ko utiliser parce que état bi loolu la bëgg état bi mooy sunu njiit daf ne dee leen ma solol gilet yi moo tax mu subventionné gilet yi mu waroon a jar presque lu bare mu wàññi ko di ko jaay 2500 pour dimbalee ko moo ne looloo tax ñu organiser journée bi pour tamit wan ne sécurité en mer moo am solo parce que mool boo gis responsable la yaa xam responsable si ay njaboot yaa xam responsable say jabar même boo yoree benn jabar ak doom sax responsable kon nag da nga war a assurer sa bopp te léegi gilet dina sauver moo tax nag ñuy sensibiliser nit ñi pour gilet de sauvetage ñu koy yóbbaale géej waaw looloo tax ñu def kii bi. ok Doudou loolu rafet na kon ñu bàyyi ba si kanam ñu ñëwaat. waaw ngeen bàyyi ba si kanam nga ñëw parce que dama nekk si wàllu organisation bi. waaw kay. waaw kooku mooy Doudou Niang moo nekk noonu ñëwal ñu xool kay. Monsieur Fara Ndiaye est demandé. ñëwal ñu xool. waaw ñu gis si beneen copain bu taxaw Ndiaye Ablaye naka mu. sant yàlla Biram. mais Ndiaye rawante bi noonu ko créé yéen. bon rawante bi bon ñu ngi rafetlu bés bi. bon man moom. ni ma la ko wax Biram lii cosaanu Lebu la suñu fola bon. maay remercier Ablaye Diop parce que man rawante bi ngay gis ni dama xam ne ñun ñëpp ay pêcheurs lañ bon ay acteurs de développement lañ man néew ma fi woon sax démb laa ñëw jóge Jifir bi ma ñëwee ma xam ne acteurs de développement yi organiser rawante bi ñun ñëpp benn lañ te dëkk bi ñun ñëpp dañuy woote ñun ñëpp di juboo doon benn moo waral bés bi ma teew si nii jàpp si liggéey bi di ko rafetlu Biram. te yaakaar naa Ndiaye après bi da ngeen di dooraat beneen bés. waaw après bi xam naa dinañ amaat yeneen bés yoo xam ne dinañ ko programme parce que fi mu nekk nii lañ de bëgg mooy rassembler Tëngéej ba ñëpp doon benn bopp jubaale ñëpp ñun ñëpp ñu àndandoo defar Tëngéej àndax le ministre
ànd ak sa képp ku ñu war a àndal pour defar Tëngéej daal lépp. xam nga dañ def collectif des pêcheurs et mareyeurs de Rufisque. ñu ne suñu première sortie. dañuy def régate. léegi régate mooy suñu culture lébu. donc nag ñun ñu ñëw ne dañuy def suñu culture. maanaam suñu culture dafa neex de telle sorte que. maanaam gisatuñu Sénégal lii gisatuñu ko fi. ñu bëgg nag maanaam ñoom ñu xam ne. culture bi amul culture bu ko gën a neex. rawante gaal gisuñu benn sport bu ko gën a neex. ñuy wax ministre sport Matar Ba. maanaam moom si boppam régate bi. maanaam mu delloo sa ko waat parce que blocage bi au niveau du ministère ñëpp d'accord nañ pour maanaam régate ñëwaat mais dañ bëgg suñu fédération taxawaat ñuy wax ne dañ dajale ñëpp lébu yi ñu bokk ndey bokk baay pour que seen culture ñëwaat fii si Sénégal parce que dañ sentir ne culture bii gars yi rey nañ ko ñu ngi favoriser ay football ay lamba te lii culture la sport la donc nag ñu leen di interpeller pour que lii ñoom ñu dimbali ñu si mu dellu sawaat mais tey ñan ngeen invité yan gaal ngeen invité waaw tey am na gaal yi Yarax yi ñëw nañ gaal yi Bargny yi ñëw na faay gaal yi Bargny yi ñëw nañ comprendre nga gaal yi yéen ñëw nañ maanaam gaal yi maanaam département bi yow ñëw nañ donc nag yàlla dafa def ñun ñu ngi sant yàlla bu baax yi ñu ootee ñi uy seen lii dafa jafe oote ñu uy se la mais dañuy ñaan yàlla li ñu commencé bismillah mu àggale alhamdulillahi rabbil alamin di féliciter aussi le président de la république miy jël doomu lébu jox ko par exemple ministre de la pêche pour que moom mu xam à la base li xamante ne mooy jàngoro pêche bi ñu koy remercier ñëw na teewal ñu koy remercier moom mu xam suñu feebar mën nu solution li xamante ne moo fi nekk donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen waa Saint TV amuñu kenn ku dul yéen parce que vous êtes le département de Rufisque kontaan nañ si yéen mais Mbaye Faye sargal c'est le président de tous les Sarpanji di kontaan ci bés bi ndax bés bi il faut mënuñu si bañ a ñëw ndax Bara Sarr moo ñu jàngal métier nekk responsable boo xamante ne tey dañ koy sargal bon ñëpp dañu war a ñëw ànd si bés bi ànd ak moom àndan bu rafet. mais loo wax si cosaanu lébu bi génn tey. kontaan trop ndax lébu lii la am lébu rawante la am ak course fas comme nag ñun dañu féete si pêche bi bon yàlla wërsëgaluñu loolu il faut ñu jàpp si li nga xamante ni mooy pêche bi di seenu aada di seenu cosaan di rafetlu bés bii. di si kontaan bu baax. léegi di gërëm kan. di gërëm Souleymane Doy ndax moom mooy sama lépp moo may jàppale di ma teg de bonne voie mënuma ko fay le président du conseil département fépp foo xamante ne nekk fa rek am naa pour taxaw fa pour wane ne moom mu ngi fa toog. kon tey daal mën naa ne Daouda moo représenté Souleymane Doy. effectivement ndax moom nekk fi te bëgg naa lépp loo xamante ne moom nekk fi ma taxawaayam loolu laa bëgg. kontaan nañ Daouda. waaw jërëjëf. merci beaucoup ñu ñëw gis Bour Gueweul moo nekk nii Bour Gueweul lan moo la indi fii. barke Seydina Mouhamed cosaan moo ñu yow nag sagu dëkk bi nga télé dëkk bi la boo xoolee tey cosaan feeñaat na kii sama caméraman xam ne ba may door ba léegi si photo la ñu àndoon tey ba si caméra waaye yow daal sa kaw sa kanam nañ Gueweul waa kooku mooy Gueweul waaw sama caméraman nga ramassel ma gaal yi nga ramassel waaw 15 yaa ngoogu 15 ya départ noonu ñu ngi noonu di jow di dem ñooy samp di dem noonu waaw 15 yaa yi noonu di dem lii rafet na lii mooy cosaanu lébu ngi nii Mbaye Ndiaye Wade moo ko organisé invité ay autorités yu bari ministre de la pêche mi ngi si kaw Abdou Karim Mbengue nekk autorité mi ngi si kaw Bara Sarr mi ngi si kaw 15 yee dem noonu gaalu 15 yi nag départ nañu dama ne gaalu 15 yi joxe nañ seen départ ci kaw nañ ci bàyyi xel waaw
15 ans yi noonu 15 yi sori nañ 15 ans yi noonu di samp di dem voilà merci jërëjëf ñu ngi nuyu nag bu baax ñi nga xam ne kii tamit moom mooy délégation bi nga xam ne 15 ans yi noonu di ñëw muy délégation 15 ans yi noonu di ñëw maire de Yène honorable député dafa mel ni Yaraax moo jiitu Abdoulaye Ndiaye secrétaire administratif Bakhaw conseiller du maire Daouda ay dëkku Lebu lañ ay jawkat lañ Ali Sow président environnement Seydou Ndiaye conseiller municipal Daouda Sall conseiller municipal Seynabou Seck conseillère Fatoulaye Ndiaye conseillère Tonton Baldé évidemment Pape Ndiaye pour le protocole de la commune de Yène sur la honnêteté bien sûr de son maire M. Gorgui Ciss Adjaratou Seynabou Niang également ñu ngi koy bu baax a baax di ko sant nous saluons également la présence du grand jaraaf de Rufisque jaraaf Tanor Assane Kane moom egsi na ñu ngi ànd ak une très forte délégation jóge ba Thiolé moom tamit ñu koy dalal fii di ko wax gàcce gàllankoor day Koumba Seck la présidente des femmes de Bargny également ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant léegi nag on ñaanga monsieur Pape Diop le président des bouchers gaal yaa ngi teer si waat gaal yaa ngi ñëw si gaal yi ñu ngi egsi gaal yi ñu ngi egsi s'il vous plaît dama ne gaal yaa ngi egsi waa Yaraax a nekk noonu Yaraax moo jiitu Yaraax moo jiitu Yaraax moo jiitu gaa yaa ngi teer si arrivé baa ngoogu waa Yaraax ñoo yegse noonu Yaraax nag ay vainqueur dafa ne ay jawkat dafa ne Yaraax a ngoogu Yaraax a ngoogu Yaraax a ngoogu Njaay loo xam si rawante bi Yaraax jiitu na raw bu leer nañ biram billahi xol seetati na cosaanu la du feeñ na biram Yaraax am na ay jawkat Yaraax am na ndam Yaraax am na jawkat maire bi kontaan na ngir moom lañ tuddee gaal gi biram kooku mooy Ablaye Ndiaye kooku mooy Ablaye Ndiaye Yaraax a ngoogu ñoo sol t-shirt vert yi mi ngi noonu Yaraax raw na gaay largement rawante ba ngoogu waa Yaraax ñooy arrivé noonu ñoom ñooy arrivé noonu waa ñoo arrivé noonu ñoo sol t-shirt vert yi booy loo xam si rawante bi waaw man de xam naa ne moom tey damaa xaw a. li nga xamante ne moom la ñu organisé nii. dañ bëgg waa Tëngéej nekkaat benn. liñ pertoon si wàllu pees bi ak lépp. xam nga suñ borom dogal mu ñëwaat si loxo yi Tëngéej. ngir doomu Tëngéej jariñu si quoi. surtout jeunesse bu bees bi quoi. waaw et puis ñu ngi ñaan li nga xamante ne mooy ministre bi nga xamante ne moo fi nekkal mool yi. ñu ngi ñaan yàlla aussi tamit xam nga mu jàppale bés si Tëngéej ba waa Tëngéej gis seen bopp quoi wasalaam. mais déedéet bul tëj Djolof. waaw dama gis ngeen ut ay gelée
sécurité bi mat na. waaw sécurité macha allah parce que lii la état du Sénégal moo ko waral ministre bi def na si ni mu war a def ba pare ñu ngi koy rafetlu si teewaay mi mu teew fii ngir jàppale mool yi quoi. léegi ngay gërëm kan. ñu ngi gërëm monsieur le ministre Aliou Ndoye macha allah ñu ñaan yàlla aussi yàlla jàppale ko si kàntanu yàlla si moom li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko suñu borom defal. Djouloss kontaan nañ kooku mooy Assane Sarr. dëgg la maa la gën a kontaan waaw ñu ñaan yàlla aussi tamit dégg nga yàlla saxal fi jàmm daal. merci Assane jërëjëf waay jërëjëf Assane kooku mooy Djouloss Assane Sarr a ngi noonu kooku mooy Djouloss Assane Sarr a ngi noonu Assane Sarr. yaa ngi nii sa waay bokk si cosaanu Lebu dama ko présenté nag maa ngi présenté boppam yow yaay kan. man maay Tafa Gueye. waa Tafa Gueye tey ngeen organisé lu mel nii loo si xam. xanaa kontaan tey di wax ne fête buñ koy wax Lebu yi ñoo ko moom. Lebu yi ñoom ñoo am fête yi boo xam ne kenn mënu leen rax. suñu fête benn la si. boo xoolee si national international si diaspora bi yëpp foofu Lebu benn la fi. benn yoon rek nga xam mën a gis si Lebu. parce que foo boo xam ne da ngay dem ba si boori géej. jigéen ñi di fête ndaw rabine gaal yi di daw. festival boobu rek dara dàqu ko. waaw gisuma daal dara dàqu ko. kon Tafa rawante bi neexagum na de. waaw pour l'instant. neexagul na ba mu des dernière. waaw. coupe bi door am parce que kontaante bi ñu kontaante. mooy première rawante poule bi njëkk daw. gaalu jokkul moo jël B. bi deuxième bi amee gaalu yaraax ki ñu parrainé affaire bi. ñuy sargal papaam. muy. Bara Sarr. ak monsieur le ministre Karim. papaam moom gaalam moo jël P. dëgg la mu des grand prix bi tamit dañuy ñaan gaal Lebu yi tamit ñu jëlaat ko surtout su fii si dëkk si jokkul. waaw di leen wax ne seen mbokku Lebu seen doomu Lebu moo am combat le 22 mars di sàkku ngeen ñaanal ko bu baax a baax a baax. kooku mooy Baye Nder yàqal la. dafa leer jigaan bu doon si. jigaan laay bëri. mais yaa ngi entraîné. waaw naa leen nuyu gaa yëpp di ziar gaa yëpp ñu yow. kooku mooy Baye Nder Ronaldo ñu avancé ñu ñëw ma jël jigéen ñi tuuti kaay. ñu ñëw ma jël. Monsieur Omar Ndiaye, une des personnalités du conseil départemental de Rufisque. Adja Maguette Gueye Mbaye. waaw sama gars yi ñooy def noonu démonstration. démonstration waa ngi noonu. waaw diriyan koy rafet yaa ngi noonu def démonstration. waaye lii rafet na cosaanu Lebu. ñëw gis suñu yaay Xaar Mbay. maman na nga def. tey nga ñëw si rawante bi gis cosaanu Lebu loo wax. di nuyoo rek sant yàlla di julli keneen sant sëñ Babacar Si ñëw nag ndax ki ñu ko tuddee ndax lu ma mën la ko may ma ànd ak moom lu yàgg te bàyyi ko bàyyi fa ak njaboot te fàttewuñu ko kon looloo tax bu ñu ko tuddee du day ni jokkul te ba du nekk jokkul armée la mbaag nii ndox maa ngi ci kawam géej gi man ma ñëw taxaw fi jaadu loolu moo tax ma ñëw suñu maman Xaar Mbay tey nga gis ay autorité ministre de la pêche Aliou Ndoye ay kar yi ñoo doon fecc yow rabbi dëkk Bara Sarr loo si wax ñoo doon fecc cosaanu Lebu waaw cameraman ñoom lay jël noonu ñoo weex noonu kontaan kooku mooy maman Xaar Mbay maman Xaar Mbay ngi noonu maman Xaar Mbay ñu avancé gis jigéen ñi fële mais ma jéggi Diaw présenté sa bopp. waaw Diaw Faye président des jeunes griots Lebu Rufisque et banlieue waaw lii boo ko gisee initiative bu Lebu la ndax manifestation Lebu yi kii am yu bari Diaw Faye koy animé à son groupe di remercier donc seen télé bi macha allah mu ngi def ay reportage yu am solo ngeen doon ay jeunes yu ambitieux yu am jom liggéey nii la ndànka rek lépp dina baax lii nag Mbaye Ndiaye moo ko initié xalaat ko moo ñoom ëba ay moññang jeunes Lebu yi boo xoolee plateau bi ñu mel xam ne ay kilifa doo nga fi ne tey Lebu yee xew le premier jour de l'année 2020 yàlla nañ ko dund ay ati at. Diaw kontaan nañ jaajëf. ndeysaan waaw ndeysaan. rawante gaal bi nag macha allah neex na lool am na buzz waaye buzz bi daal des na man mooy bu ñu ko yëgaloon mairie jëlee yaay Kodou Mar ko yaay Mandir ko yaay xëri kay su ma nee bu ñaaw bu ñu ko yëgaloon programme bi waaye nag lii la yàlla dogal na def lii nag jëlee yaay Kodou Mar nag
à l'entente de ces personnalités de la pêche. kooku mooy Ngoy. Monsieur Babacar Mbengue. ndeysaan. gis ngeen sama ñaari tiraanke yooyu di fecc. cosaanu lebu lii la lebu xam. lebu xam cosaanu lebu. cosaanu lebu. ndeysaan. ndeysaan. lii rafet na. rafet na. taalibe Serigne Mbacke soxna loo borom tey fak bay la Cheikh ma digal xari loo soxna Awa Joobe yaayam moo jambe ma samba naa ko naar naga mare ma xareer fene bu yoo Aminta Yalaay seen yaay Aminta Yaara yoro ku ñëpp ma mbokk ndeyam Amadou Yara ma ko njëy seen baay ndax meel ngor buru ma ko defal ko borom ko ma ngor nag kon kan ma ca Tuuba new bu daw ñaaw waaw waaw Aminta Yara lu mu di waay dañ ko jox Cheikhul Khadim mu am ca moom mu ko bay Serigne Cheikh ay bay Serigne Mbacke soxna loo Amadou Yara lu mu jur gar mi la mu jur seen bu Yara mu jur bi ga de jëm ci do gar mi ci mu am ci albuy ni daan la raxé gar mi kaay waaw muy sama gër. ñëwoon ni ma gis. Sénégal ba léegi ñu ngi si programme bi. yaa ngi introsé ku baax ñu gis suñu yaay suma goro suma yaay Maguette Gueye nekk maire bu mag nekk Tëngéej salaamaaleykum maman. maaleykum salaam goro kontaan naa maa ngi lay fay. tey ñu gis si rawante gaal bi loo si wax cosaanu Lebu. xanaa kontaan am si fierté bu rëy ndax nan bu ñu yore ay responsabilité ñu fal ñu ko gis ay xale di dem il faut ñu accompagner leen jàppale leen ba lu ñu bëgg secteur bi yàlla def ko si ñu loolu mooy suñu taxawaay surtout ma tey jii nag normal beneen kontaan te muy Alaaji Baara Sarr képp koy defar gaal Sénégal ak li ko war rek moo la jàngal sa pàncee bu jiitu si loolu nag depuis Senghor moo ko décoré woon ba léegi amaat décoration xale yi nag jox am ambition yu baax ci secteur bi décoré Pape Bara Sarr décoré ma man décoré Adja Ndeye Degene sama rakk ji toog muy lu baax lu kontaan may ñaanal xale yi pour ñu bëgg a sóobu ko yàlla ñu ko yàlla defal vraiment kontaan nañu du wax torop nag ministre bi ñoom kontaan nañ si di ko gërëm di ko sant di wax tamit nag ñi xamante ne ñoo opposorisé muy machine yi xam nga tamit boo amee gaz amoo machine doo dem il faut nga am complète bi ñuy gërëm nag président Macky Sall la c'est le plan émergent bi parce que nag mu ngi émerger bu baax te xale dañ dox pour émerger dëkk bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di la ñaanal yow mbécc bi yàlla nga si raw say morom si barka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii jox ko mu wax. kooku mooy sama goro salaamaaleykum. kon li Maguette Gueye wax rek bu waxee pare man sax waratuma wax parce que mooy sama mag. non yow yaay kan. waaw man maay Adja Degene Gueye. Adja Degene Gueye tey nga ñëw si rawante bi loo si wax. xanaa doo leen sant yàlla rek julli si yonent bi te xam na Maguette bu waxee ba pare sax waratuma wax sax ñu ngi sant suñu càmm yi di leen gërëm lu ñu mën ren yàlla nañ mel lu ko ëpp lu ñu simba nii yàlla nañ leen si yàlla jàppale ba ñu am si ndam ba réussir parce que ñoom
amuñu lu dul Sénégal amuñu lu dul dëkk seen fi ñu dëkk te Macky Sall ginnaaw yàlla ak yàlla moom fi nekk te ginnaaw yàlla moom la ñuy jàppale ñu ngi si ay tànkaam ñu ngi si ay waam lu mu soxla soo ba ngoon ñu ngi si kon nag war nañoo fàttali ñun waa Tëngéej ñun Macky Sall daf ñu war a fàttali ko daf ñu war a jàppale parce que Tëngéej fii Macky Sall da nga gagné 100% da nga gagné 100% te ñun ñoo ko woteel ak suñuy rakk ak suñuy mag ak suñuy pap kon war na jàppale Tëngéej salte na salte goo xamante ne canal yi salte nañ te gisuñu dara la fi Macky Sall def te war nañu jàppale nag bu demee ba yàlla may ko ba mu toog ci pouvoir ñu jàpp si kon nag war na gëstu Tëngéej jàppale ñu loolu rek lañ am lu koy wax nañu jàppale daal jàppale Tëngéej jàppale mooli te amuñu lu dul mooli amuñu lu dul géej nañu jàppale bu ñu jàppalee ñu jàppale ko ñun nag def lañu wax parce que mu soxlaa jàppale nañ ko ba mu toog kon nag dañu gindoo ko fàttali ñu waa Tëngéej ak mooli ñu loolu rek lañ koy ñaan waaw kay ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf kooku mooy Adja Den Degen dama ne salaamaaleykum maloon ñu ñëw fii raw gaay waaw ñu ko ñu waa Yaraax gaal gi nu mu tudd gaal gi waa Yaraax Babacar Mbengue lañ ko tuddee mais noonu ko préparé ñu ko préparé ko sax comme ko daan préparé rek ay xale lañ nekk Yaraax am jeune ku si mel ni Babacar Mbengue ak Babacar Tall Père Assane Ndiaye Diombay ñooñu jàppale ko ñooñu jàppale waaw xamuñu ay xale li am xamuñu benn essor wul rawante mooy suñu métier dem géej ak rawante kese la ñuy def xamuñu leneen mooy suñu métier mais ki doon lax nu mu tudd ki doon wax Mbaba booy bu ndaw la Mbaba 18 ans la barki Rasulullah gars yi gën am si 25 ans ñëpp 18 ans lañu waaye xale ndaw la ñu ñaan yàlla nag Yaraax nañu jàppale ñu seen doole nañu jàppale comme niñ ko waxee ci turu maire ville de Rufisque yëpp di nuyu ki nga xam ne tey mooy suñu gan le ministre de la pêche et de l'économie maritime le maire de Dakar Plateau suñu frère Alioune Ndoye ñu ngi lay nuyu di nuyu délégation bi nga àndal yëpp ñu ràññee ci ki nga xam ne mooy le président Mar Diouf maire de Bargny di nuyu suñu nattango bi nga xam ne jóge na ba Yaraax te bés bi tey waajuram lañ ko jagleel muy suñu nattango le maire de Yaraax Babacar Mbengue di bereel nuyoo nag ki nga xam ne mooy l'aîné aujourd'hui ci tante bi de la famille suñu xarit suñu frère Abdou Karim Mbengue di nuyu ñi nekk ci tante bi yëpp bàyyiwuñu kenn di nuyu waa Jokkul di nuyu tous les pêcheurs et mareyeurs à sa tête ki nga xam ne tey mooy coordonnateur Mbaye Ndiaye Wade di leen nuyu di dalal nag monsieur le ministre fii ci Tëngéej muy dëkku Lebu comme niñ ko xamee mais particulièrement fii ci Jokkul yi nga xam ne dëkku cosaan la parce que bu ñuy wax Tëngéej mën naa wax ne lu bari ci ay quartier ñu di leen lim ci Tëngéej ci Jokkul lañ jógee dans loolu léegi mu may fàttali ne ma avant may nekk doomu Thiawlène doomu Jokkul laa parce que samay maam yëpp Jokkul lañ jógee muy lu dëggu donc waa Jokkul ñu ngi leen di nuyu di wax ne monsieur le ministre tey am nañu mbégte trop sa ñëw fii ci Tëngéej am mbégte mooy xam naa ne lii bokk na ci génne yi nga jëkk a génne dem ci ay communauté surtout ay communauté lébu ci manifestation bu mel nii lii nag dafay tax ñu gën a am yaakaar ci mébét yi nga xam ne moom la association bi am te mu doon ñoo xam ne ñi suñuy partenaire lañu réeroow ñu ci dara parce que ñu ngi waxtaan xam seen i bëgg-bëgg xam seen i mébét donc bu ñu la fi gisee tey nga ñëw doon lébu comme ñun ànd ak ñun bokk ak ñun feet bi nga xam ne feetu lébu la te cosaanu lébu rek moo fi feeñ muy regat muy jowgal muy aussi gumbe ak yeneen loolu dañ la ci sant di la ci gërëm ci turu maire Tëngéej yëpp muy le maire de la ville Daouda Niang mon ami et frère le maire Alioune Mar qui devait être là mu am ngant mais ñun et le maire Alioune Omar Mané mais aussi le président du conseil départemental Souleymane Ndoye bi nga xam ne wóor nañ ne bu fi newoon fii ci Sénégal day ñëw teew fii ñun nag au niveau de Rufisque dañu am lu am solo mooy fu maire taxaw rek moom mooy représenté yeneen maire yi tey ñun ñoo fi représenté maire yooyu di la dalal di la tatagal di la wax ne Tëngéej googu mais di la dénkaat ñi nga xam ne mooy suñu pêcheurs yi ak mareyeurs yi ci li nga xam ne moom la président de la République son excellence Macky Sall namm ci gunge ñi nga xam ne ñooy pêcheurs yi
lépp loo xam ne ni njariñ la ñuy ñëw Tëngéej gis ci boppam ñu ngi wax les bateaux en fibre de verre ñun sax contacté nañ ñu pour def fii benn unité à Rufisque ñu ngi waxtaan ak waa CIRN pour loolu mën a taxaw mais aussi am na yeneen jumtuwaay yi nga xam ne muy les camions frigorifiques ak leneen rax ci dolli fii Tëngéej am nañu benn usine bu yàgg bu ñuy woowee Capas mu taxaw depuis des années tey bu ñuy wax ngoomu Tëngéej ci pêche usine boobu la damay wax ne boo lëkkaloog ñun ak ñoom ñu fexe ba loolu ñu mettre ko en service damay wax ne gagné nga sa pari ici à Rufisque donc encore une fois ñu ngi leen di sant di leen gërëm di am mbégte trop ci invitation bi nga xam ne association des pêcheurs et mareyeurs def nañ ñu ko di leen wax ne ñun ñu ngi seen wet et toutes les autorités locales nekk nañ seen wet ànd ak yéen pour gunge leen di ñaan yàlla nag li nga xam ne moom la ñu def nii tey chaque année ñu mën ko perpétuer lawal ko parce que cosaanu lébu la te cosaanu lébu dafa war a fees non seulement ci Sénégal mais fii ci tundu Cap-Vert ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. salaamaaleykum. salaamaaleykum mbooloo mi baat bi nag baat bi moo demee noonu. salaamaaleykum. ñu ngi leen di ziar. ñu ngi leen di ziar. di baal wax. ñu ngi remercier ñi xamante ne ñoo teew fii tey. maanaam ñuy organiser ñoom ñu ñëw fekk seen suñu organisation. ñu siy remercier bu ñu remercier monsieur le maire Albert Ndoye maanaam mu représenter tous les maires du département. ñu remercier aussi monsieur le ministre bii fi ñëw tey ñëw mu nekk am lébu comme nun maanaam ñu remercier ko parce que ministre bi lébu bii mu nekk dañuy gërëm le président Macky Sall mii xamante ne nii moo jël maire lébu teg ko si place su Géej dañuy gërëm le président Macky Sall encore une fois encore deux fois encore trois fois Macky Sall li mu ñu defal ñun lébu yi gis nañ ko mu jël suñu doom mu jël suñu mag mu jël suñu mbokk teg ko si pêche loolu mooy kii Alioune Ndoye dafa war a jóg maanaam ànd ak ay mbokki lébu pour développer pêche kenn gënu ko xam lébu kenn waru ko gën a xam géej Macky Sall teg ko si loxo ñuy gërëm encore une fois monsieur le maire Babacar Mbengue maire de Yarax ñuy gërëm encore une fois maanaam Karim Mbengue ñuy gërëm ñi fi toog ñëpp di leen xamal ne li ñu initié tey dafa am loo xamante ne monsieur le ministre dafa am lu ñu ñor ci lébu bi monsieur le ministre yow yàlla dafa def nga ñëw suñu secteur lébu yi à la base la ñuy wax maanaam li ñu wax laakoor faakoor ñaakoor mooy la base dañu am loo xamante ne suñu tawat la fii si Tëngéej monsieur le ministre mu nekk Capas mu tëj 11 ans ñu dem ñafe ba mu taxaw maanaam ñëpp ñi fa nekkoon exploité ko génn foofu si biti ñu ñëw nag bëgg a réhabilité kër gi monsieur le ministre li lay ñaan mooy que ne nga jàppale ñu si pour ñu réhabilité suñu kër gi Capas monsieur le ministre dafa nekk Tëngéej mu nekk dëkku pêche am na initiative am na ay mesures yu fi ñëw ñu ngi leen siy gërëm di leen sant monsieur le ministre de collaborer yéen ànd ak yéen collaborer pour développement du si pêche monsieur le ministre encore une fois ñu gërëm aussi monsieur Albert Ndoye bi xamante ne dafa toog sonn na si Capas bu ñu commencé ba léegi mu ngi soutenir ñu gërëm ñëpp sant ñëpp di leen gërëm di leen sant si ministre donc nag monsieur le ministre ñu ngi joxe kàddu gi pour ngeen xam ne affaire baa ngi noonu. Voilà, merci. Concentre-nous. Xoolal gérer leen fii rek. waaw li ci des garaaw. Monsieur Bara Sarr moom mooy wax noonu. fekk si nañ ma benn quartier de jour Idrissa Taw mii taxaw sama wet fekk si na moom ma jëkk a fekk si fajar suba teel kon nag ma di leen du ma mënuma leen a ñàkk a gërëm waaw mënuma leen a ñàkk a gërëm ba loolu passé Abdou Karim Mbengue ak waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm maa ngi leen sant di leen gërëm gannaaw loolu passé ministre de la pêche bi nga xam ne mooy sunu kilifa nun ñëpp ci napp gi ak sarpànce gi ak mareyeur ak lépp ministre de la pêche maa ngi lay gërëm di la sant amuñu sa pay yàlla na yàlla fay la ndax woote nga fekk si nu nii
mënuñu laa fay de yàlla rek la mën a fay bàyyi nañ la ak sunu borom yàlla na la yàlla fay. merci. waaw sama doom yi nga xam ne ñoom tam fekk si nañ ma maa ngi leen di sant leen ndax taxaw nañ ma fu taxaw mën a yem Papa Sarr ak i rakkam taxaw nañ ma ñoom ñëpp maa ngi leen di sant leen gërëm Idrissa Sow yàlla na yàlla guddal sa fan fu ma taxaw fekk nga ma. asalaamaaleykum. waaw. maa ngi leen di nuyu waa Tëngéej maa ngi leen nuyu waa Ngor maa ngi nuyu waa Yoof maa ngi nuyu bopp teewlu rek maa ngi kaa gërëm di gërëm baara mi si baatu gendar si diggante Dak ak Pond Xoole ak Looda ku ñëw ak ku ñëwul ñu amee nañu ko gërëm du rëy a rëy ndax baara ñëpp la baara ñëpp la xejjalewu seen ak seen ku ko gis suba ba jël so rek ni mu defee boppam la laa def yal na yàlla ak yonent ba sàmm ka te sàmm njabootam nit ku ñàkk kañaan la te li moo liggéey yàlla def na si barke ndaxte nit gu mu mën doon soo déggalee sa kilifa rek boo liggéey daa ko jëriñ te moom ki mu doon liggéeyal maamam keseeloo woon waaye alhamdulilah rabbil aalamiina baara ndara ngi laa gërëm yëpp baara ndara ngi laa gërëm si Dak ak Looda gërëm boo xam ne amul jërëjëf Sarr waaw asalaamaaleykum ñu guddal ndax guddi na ba pare dañuy jiital suñu kàddu nuyu monsieur le ministre de la pêche suñu xarit suñu camarade Alioune Ndoye si teewaayam nuyu naa ko moom ak délégation bi mu àndal yëpp ma teg ci suñu kilifa suñu responsable président Mar Diouf nekk kilifa bu mag ci département bi nekk responsable de l'union régionale pêche de Dakar bu ma ko nuyoo nag bépp responsable bu mu àndal ma mën ci lim honorable député Ouleye Diaw ma mën ci lim honorable député Adama Kadam ma mën ci lim responsable de coordination wu département bi yëpp Mbaxuja Ndour Moussa Samb Yugudi Diarra ak Moussa Diop bi nga xamante ne moo nekk 25e teg si ñoom Kajali Gassama ak François Goudé Gueye bu ma leen nuyoo naa ñëpp présidente yi bàyyiwuma kenn Seynabou Niang ak Mbayam Wan ak Ndeye Fatou Silla ku lim dafay juum ngeen bàyyi ma yemale lim bi foofu si seen tur ñoom nuyu naa bépp responsable socialiste bu teew fii di nuyu bépp responsable mouvement Bay Sa Waar ma lim Abdou Fall Ndiaye bi secrétaire général bu ma ko limee lim naa borom mouvement bi yëpp damay wax si turu famille bi tey gis ngeen sama rakk Babacar Mbeng maire Hann moo fi teew ànd ak man waaye mën naa wax ne Mamadou Thiombane Lo mi toog am na si boor bii am na si boor bële waaye man dama préféré bokk ko si boole ko si délégation famille Alioune Badara Mbengue bi nga xamante ne moom lañ fi représenté di félicité bu baax collectif bu mareyeurs yi Mbaye Ndiaye Wade ak ñi mu àndal si initiative bi nekk na initiative bu rafet ndax dëkku lébu bu fekkee ne danga ci nekk rawatina fii ci Tëngéej organiser fii ci Jokkul ay régates da nga dëkkal cosaan da nga xam ne culture lébu dafa am fii donc loolu bu ko defee dañ ko war a féliciter dañ ko war a encourager rawatina bu ñëw ut ay parrain daal di ko tuddee ku mel ni wax nañ ko sama wayjur waaye aussi ku mel ni suñu papa ji toog muy Pape Bara Sarr nga xam ne lu nekk def na ko si pêche. maa ngi gërëm bu baax ministre Alioune Ndoye si teewaayam ak délégation bi mu àndal li mu def daf ñu encourager ñun ñi fi dëkk waaye dafa encourager pêcheur dëkku pêche mooy Tëngéej Mbaye Ndiaye Wade am na lu mu xaw la laal si problème yi nga xamante ne pêcheurs yi ñu ngi koy jànkonteel maire Albert Ndoye ma koy nuyu moom tam mon frère bala may sore si teewaayam ak si waxam yu rafet moom aussi wax na ko donc ministre dañ lay dénk pêcheur bu département de Rufisque problème yi dañ ko cof waaye defe naa yaa ngi soog a jël service te xam naa à l'occasion de ces visites des services comme ni nga koy defee daañu la gën a faram-fàcceel daañu la gën a expliquer problème yi nga xamante ne mareyeurs yi pêcheurs yi ñu ngi koy jànkonteel fii ci département de Rufisque te am nañ si yaakaar ndax wax nañ ne doomu lébu nga dëgg la doomu lébu nañ dénk pêche waaye man xam naa ne da nga compétent en dehors d'être lébu xam naa sa compétence xam naa sa pas-pas si liggéey
te li ngay def à la mairie du Plateau wane na ko donc yow wóolu nañ ne secteur pêche bi le président dénk ko doxal ba mu mat sëkk wóor nañu ne fii si département de Rufisque problème yi ñuy jànkonteel yëpp yow ministre Aliou Ndoye di nga ko régler bu rafet kon duma ci insister parce que dafa guddi waaye xam naa ne sa service yi noté nañu yëpp bala may jeexal damay gërëm bu baax famille Mbengeen bi nga xamante ne ñoom ñëpp a mobiliser ñëw fii yendu fii nekk fii accompagner ñu maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm waaye bu fekkee ne dañu jagleel jëm ci yàlla Alioune Badara Mbengue bés te Xaar Mbay teew fii ku ne xam na ne Xaar Mbay war na fee teew donc tanta Xaar ñu ngi lay gërëm bu baax dina sant encore une fois les mareyeurs de Rufisque Mbaye Ndiaye Wade ñu ngi leen di gërëm engagement yi ñu jëloon man wax dans l'eau ak Kajali bi ñu fa àndee dinañ ko dox ba mu mat sëkk encore une fois merci à tous les camarades merci à toute la population de Diokoul merci waa Tëngéej jërë leen jëf vive la pêche vive le département de Rufisque vive Diokoul merci. teewaay bu ndaw rek ngeen may ma d'abord ma nuyu ki nga xam ne ñi ma àndal tey mooy suñu kilifa mooy le président Mar Diouf mi fi teew ni ñun ci wàll wi ñuy yëngu ci wàllu àdduna maanaam politique mooy jiite suñu région de Dakar bu ne région de Dakar nag ñànk na Rufisque Tëngéej boole ci Dakar rek la ca des kon bu ma ko nuyoo teg naa ci loxo nuyu bi nga xam ne amaana yóbbaale na ñëpp ñi nga xam ne bokk nañ ci délégation bi nga xam ne ñëw nañ tey waaye ci beneen fànn mooy ci département ministériel bañ ma dégg maa ngi ànd ak directeur yu bëri waaye bu ma nuyoo jëlee nuyoo bi teg ko ci secrétaire général bi muy Matar Diallo yóbbaale na yeneen directeurs yi nga xam ne yëpp ànd nañ tey ma leen di gërëm ci la ñu teg seen yitte ci tey nga xam ne jour de repos la ñëw gunge ñu ci lii ci beneen pàcc bi nag yàlla dafa def itam Dakar Plateau muy xolu Dakar ñun la ko yàlla dégg seen bopp kon nag bu ma jëlee présidente bi di adjointe au maire topp ci man muy Anta Sarr teg nuyoo bi ci loxoom yóbbaale na ñëpp ñi nga xam ne fànn woo tax ñu ñëw lii nag nuyu waa Tëngéej waa Diokoul yi ma fekk si nii di gërëm bu baax mareyeurs yi nga xam ne ñoo organisé lii boole ci sama frère Karim Mbengue mi wax léegi parce que ku xam Alioune Badara Mbengue xam sama waajur bu góor Ngiran Ndoye war nga xam li leen boole kon nag moo tax dama naan mon frère Karim Mbengue di ko ci gërëm di gërëm son frère mon frère Babacar Mbengue di maire de Hann kon nag mbégte tax ñu ñëw ngeen may ma nuyu suñu présidente Aminata Mbengue Ndoye Mbengue Ndiaye santale naa ko Ndoye kon tey beral naa ko loxo moom mi nga xam ne moo jiite suñu parti socialiste ba pare yàlla dénk ko le haut conseil des collectivités territoriales ñu ma leen ko foog naa bis bi kon xam naa ni ngànte ko téye waaye xelam a ngi fi ni teewal nañ lii de ku ko defal ay lébu fekke ko mbégte rek lañ fi mën a am ni suqali suñu cosaan la te nag lépp Senghor moo defal réew mi wax nañu ni lépp ci aada ak cosaan la war a déparé ci lay terminé wu kon nag lii dañ koy rafetlu di wax ni yu mel nii de bu ngeen ko defoon weekend bu ne sax weekend bu nekk ñu ñëw ndax kontaan du dëgg kon dañ leen di encouragé bu baax wax ni mbégte bi sax damay laaj secrétaire général am na lu ci topp voilà ki nga xam 100 000 francs moom lay remettre tout de suite boole na si nag 400 gilets ak tamit benn trophée ma bëgg ngeen tàcc loolu bu baax a baax la remise ça fait par le ministre à la enveloppe 500 000 francs 400 gilets benn trophée
Voilà, c'est signé bien sûr le ministre Alioune Ndoye, le ministre de la pêche et de l'économie maritime, ici présent. Adja, monsieur le ministre, continue. di wax ni daal mbégte ak kontaante moo ñu fi téye moo ñu fi indi ak xol bu set waaye loolu lépp moo ko wéree kon yàlla def na ni balaa may président Macky Sall bi ñuy gërëm di dénk li nga xam ne moo jëm ci napp gi nag muy maritime ak continental waaye muy aquaculture nga xam ne amaana ca la ñuy dem ñu bëre ci reconversion parce que àdduna day dox ressource bi di raar ñu war ko préserver waaye nag jëm ci économie maritime amaana mooy pàcc bi gën a rëy sax nan la ñu dégg donc mooy lépp lu jëm ci port lépp lu jëm ci transport maritime et cetera donc loolu dafa am solo kon sama ne balaa loolu maire la mooy nuyu sama frère Albert Ndoye bi fi teewal maire yu Tëngéej yëpp di teg ci loxoom nuyoo bi nga xam ne jagleel naa ko bépp élu local bépp maire bu nekk ci Tëngéej ñuy profité dem di ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne tëdd nañ suñu wet amiin sama mbokk mi wax fàttali ma ko léegi te muy xel mu rafet ñu ngi leen di ñaanal ñoom it fa ñu tëdd yàlla gën leen yokk leen ci yërmande amiin tàbbal leen aljanna kon nag mbokk yi jarul guddal suñu xol sedd na ñi ma àndal suñu xol sedd na maa ngi leen di gërëm ci temps bi ñu tagg ànd ak ñun di wax ni dégg naa itam lañ fi junj seen mbokk laa nag kon dañoo bokk jikko du ma fas yéene du may nangu di wax ca la ma xamul wala lu ma maîtriser wu waaye bu leen ci dama leen di ñaan bu déparé ci yéen wala kii mareyeur ngeen gën a waxtaan képp ku yëngul ci wàllu napp bëgg naa leen seet si fii Tëngéej waaye laata loolu bu ngeen ci àndee jox naa leen rendez-vous jeudi bii di ñëw jeudi bii di ñëw 15 heures ca ministère bi képp kuy yëngu ci wàll wi ngeen jël seen i responsable ngeen ñëw ñu toog waxtaan parce que li ngeen junj état day defar état yéen la fi nekkal mais lépp ci dëgg lépp ci jokkale maanaam loo xam ne day tas mbokk gi man du ma ci def dama ko defal kenn lu ma mën def pour dajale nit ñi ci loo xam ne njëriñ la incha allah naa ci xar sama tànk tubé kon nag bu ngeen moo ko mayee jeudi bi 9 15 heures ngeen ñëw ñu tàmbale waxtaan bi loolu bu ñu génnee ci loolu man danaa doxal samay tànk ñëw teg samay bët xoolal sama bopp maak samay service te li ciy dëgg incha allah danañ ko doxal la ciy kattan état danañ ko fexe ba mu yegg si fa luy njëriñal mool ak napp gi danañ fexe ba mu yegg si fii ci Tëngéej loolu daal laa leen mën a wax en français di leen jox rendez-vous ba ca booba en français ngeen pour les journaux en français ngeen may ñu vraiment ñu gërëm leen bu baax gërëm suñu mbokk yi nga xam ne sax mooy suñu jigéen ñi doxal nañ fi suñu aada ñu am ci mbégte lool waaw quelques mots en français mënut a ñàkk waaye mënoon na ñàkk itam di wax ni c'est avec un plaisir que nous sommes venus aujourd'hui ici à Diokoul assister à ces régates qui ne font que vivifier notre culture dans ce que le président de la République a bien voulu nous confier, à savoir le ministère des pêches, souvent j'entends de la pêche et des pêches, parce qu'elles sont différentes, et de l'économie maritime. Cet aspect de la culture profonde des gens de mer est une chose très importante. Donc c'est un plaisir qui nous a amenés ici, et nous remercions les organisateurs, l'équipe des mareyeurs de Diokoul, Rufisque, mais également toutes les personnalités que nous avons trouvées ici. Je commencerai par Karim Beng et l'ensemble de ses camarades qui sont là pour les remercier d'avoir bien voulu
en tout cas donner le parrainage de cette activité à la présidente du Parti Socialiste, la secrétaire générale, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, qui se trouve être la présidente du Haut Conseil des Collectivités territoriales. Et également à ma modeste personne, Aline Ndoye. Donc c'est un plaisir que nous venons ici pour parrainer cette manifestation qui rend hommage à des illustres, à savoir notre père, Aline Badara Mbengue, mais également le président des Charpentiers, Sarr, que nous saluons au passage, et j'espère qu'il sera de la délégation jeudi pour que nous discutions des différents problèmes que rencontrent les acteurs ici à Rufisque. Remercier tous ceux qui sont là, à savoir le président Marc Diouf, qui est un peu le responsable de la délégation qui m'a conduit ici, mais également tous les autres responsables qui nous accompagnent, et transmettre au maire Albin Ndoye, en tout cas cette mission de retransmettre notre bonjour à l'ensemble des maires élus locaux du département de Rufisque que nous saluons au passage. L'ensemble des élus, honorables députés, tels que Ouley Diaw, que nous avons trouvé ici, nous les saluons et les remercions pour ce temps pris pour nous accompagner. Voilà, c'est quelques mots vraiment, chers amis et parents, que je voulais vous délivrer. Et vous remercier encore et vous dire, à chaque fois que le temps nous permettra et que vous faites ce genre d'organisation, nous serons à vos côtés, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. kooku mooy monsieur Aline Ndoye. tout d'abord kontaan naa parce que oote ñu uyu la rek dafa neex te yaakaar naa li fi amoon tey maanaam rafet na trop ala daw min parce que bu ñu oowee Sénégal ministre bi xamante ne moo yor wàllu pêche ñu nekk collectif des pêcheurs et mareyeurs de Rufisque ñu oote pare ne ko ministre de la pêche mu ñëw toog fii yaakaar naa loolu ndam la yàlla def ñu commencé bisimillahi rahmaani rahim àggale si alhamdulilahi rabil alamin may wax ministre bi ne ko dafa am doléance yoo xamante ne mooy doléance waa Tëngéej pêche Tëngéej ku nekk gis nga amul développement pêche Tëngéej ku nekk gis nga li fi nekkoon ay infrastructure maanaam mu nekk fi maanaam nit ñi di daan denc seen i jën mu doon produire glace usine boobu tëj na 11 ans ñu wax ko ministre bi suñu doléance nekk dañ bëgg usine boobu ministre bi tijji ko mun mu nekk intérêt pêcheurs yi ak mareyeurs yi ñuy ootewaat waa àddina di gërëm aussi président de la république li mu nu jël doomu lébu dénk ko pêche bi ñu ko siy gërëm parce que nit ki dañ ne mbokk ñi la dañ ne neddo bandom man ma nekk laakoon faakoon ñaakoon nun sunu aada mooy rawante gaal suñu cosaan la suñu cosaan mooy ndaw rabine gumbe ñu doon interpellé aussi ministre du sport Matar Ba mu xam ne ñun li ñu organiser régal la organiser ne si jàmm mu terminer si jàmm ñu jëloon ñi doon joow solo leen ay gilet mu nekk sécurité en mer mais ñu interpellé ministre bi Matar Ba pour que maanaam régate bi mu dellu si waat fédération régate ñu organiser waat ay régate au niveau des terres tefes donc nag li ñuy wax mooy kontaan nañ gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp ñun gërëm nañ suñu waa dëkk bi ñuy ñëwoon tey gërëm imam yi gërëm délégué de quartier yi gërëm notable yi gërëm suñu mbokki jigéen ñi gërëm xale yi ñu ñaan yéen ñi xamante ne yéen a nekk ay télé nekk ay rajo yàlla def seen mbir mi am ak yokkute yàlla jàppale leen pour ngeen dem sa kanam loolu daal laa amoon suñu may wax. waaw mais yaakaar naa comme régate bi am na tey mu neex trop yaakaar naa dootul yàgg de pour beneen. déedéet dañ def première édition. def ko jokkul kaw comme man ak waa jokkul laa. ñu def ko jokkul kaw. ñu bëgg a def deuxième édition Thiawlène. troisième édition DP1. quatrième édition DP2. loolu lañ promettre pour le si Tëngéej. bu ñu paree ñu doog a génn xam ne ñun département bi yëpp ak Sénégal gi dañ fa war a organiser ay régate. parce que encore une fois. baat bi ne dafa sóol. ngeen xam ne coono bi. dañ ko yàgg a préparé. maanaam affaire bi métti na trop. ñëw tey kontaan nañ si télé yi encore une fois. kontaan nañ si ay Rio TV. ay Sami TV. ñi fi ne nekkal ñu suñu askan. ak ñeneen pour yàlla yokk seen i bagages. je vous remercie. merci beaucoup. waa kooku mooy Mbaye Ndiaye mu nekkoon fii régate fii si Jokul Kaw ñu doon ko def fii mu doon lu neex ministre de la pêche maître monsieur Aline Ndoye maire ville de Nord ñoom ñëw Karim Mbengue Bara Sarr ñëpp ñëw kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla yéen aussi ngeen ñaanal ñu ba beneen yoon incha allah da ngeen li Mbaye Ndiaye wax nee na deuxième day am. troisième day am quatrième day am kon gërëm nañ leen sant nañ leen ba beneen yoon incha allah merci beaucoup.